mbokki Gambia ma dellooti di leen nuyu yéen ñëpp ak foo leen munti nekk si àdduna si suma last vidéo bi ma defar soo leen xoolee da ngeen di gis ne jeexaluma moo tax ñu continuer ak vidéo bii nii rek léegi-léegi du ma dee bëgg suma vidéo si di gudda waaye nag this topic corruption suñ ko téyee daf dee yàgga because Gambia wax naa leen ñun li ñu gàllankoor yëpp corruption la te corruption boobu noonu suñ ko waxtaanoo wut man xaw ma kanaa ñëw di ñu dimbale because wax dëggaane yàlla corruption moo ñu rey man wax naa ko suma last vidéo bi comme que corruption nag moo ñu rey te ñi nga xamante ne ñoo toog ci nguur gi moomuñ Gambia moomuñ ñu man foog naa ne ñu waxtaanoo corruption moo gën ñu bàyyee fi naafeya because Gambia dafa bari ay naafeya koo xamee ne te dafa fen soo ñëwee ne diw saaga dafa fen ñu ne saaga nga bu yàggut nii laa post dara about Amat Bah mu am kenn ku ma waxal ne ma ne ko bro nañ duut baaraam rek ci affaire bi ñu wax ko corruption daal mooy sàcca fen tam mooy lu ñoo wax dina am ñu ne duul dina am ñu ne wax fen rabaaj yëpp benn la nañ ko wax rek mu leer because soo gisee fen yu bari yi yëpp yëfi corruption rek la because corruption have so many faces and one of the faces corruption have is to lie to the askan manipulate askan bi am na benn vidéo buy circulate ci internet bi fi ma waxee yëfi diw bi de wone map bi Sénégal bi wone Gambia li ma wax foofu it makes sense according to international law resources moom fuñ ko mus di gis rek askan bi dañ am right any contract buñ mun a sign according to international law dañ war a publish contracts yiñ sign because man bugguma politician boo xamante ne du toppa loi ba pare di the same people ñoo xamante ne ñoo ñëw di ñu naan loi bi lii la loi bi lale la ñun suñ leen waxee ne loi bi li mu wax mooy ngeen publish li ngeen def yéen a BP it doesn't make sense ma ne Sénégal a ngi nii suma loxo bi nii yëpp gis ngeen li ubbeeku nii rek ne xaaral ma def ko nii ngeen xool let's say suma loxo baa ngi nii this is Sénégal li ma ubbi nii mooy Gambia lu ndaw lii nii léegi lii yëpp war a nekk oil lii yëpp géej bi yëpp nekk oil ci digga bu fu empty fii nii amul oil xam nga dafa méegut sense xool leen rek demaat leen ngeen xool vidéo bi ma leen di wax nii ba pare ngeen try documentary Mayoni Jones bi unfortunately time bi documentary boobu noonu di ñëw àdduna si yëpp di waxantoo loolu time boobu lañu government bi indil TRRC bi ngeen di gis nii te loolu wax naa leen is too emotional duñ mun a xam nga waxtaanoo yëfi niñ reyee ay nit and everything ba pare nit ñi mun a am boppa pour mun a xalaat yëfi oil du mun a dem te ñun bugguñ fii this government sign fi loo xamante ne daf ñoo toppa suñ setaadi ba 30-40 years yëfi oil loolu la te according to international law they have no right to make any contract without publishing it xam nga ñi nga xamante ne ñu ngi foog ne oil balaa moo am na ñuy wax naan ana oil bi ngeen di wax nii naka la xaalis di duggee te oil dugut problème boobu moo nekkoon Sénégal ma ne dem leen ngeen xool documentary Mayoni Jones bi bu BBC yow oil bu génnaagut war a dem ba 12,000 million mooy 12 billion then what about the oil itself dama bëgg ngeen def loolu ci seen boppa yi because am na ñu stupid am na kenn ku ma bindal fii nii mu ngi undercover doo leen wane seen bopp man maa ngi nii di wane suma kanam man li ma naxari mooy ñi nga xam ne sax ñu ngi xala jàng man li ma naxari am na ñoo xamante ne sax ñu ngi jànga tuuti xam nga gis seen profile ñu ngi binda Nusrat Saint Augustine ak yooyu noonu you understand even su fekkee ne high school ngeen war a wàccee ma ne xaaral ma wax ko mu leer nañ oil buñ gasaagut doesn't mean ne xaalis dugaagut Sénégal loolooy problème bi yow oil bu génnaagut BBC dem find out ne ñu ngi Macky Sall ak rakam ñu ngi bokk ci scandale boo xamante ne 12 billion yow oil bu génnaagut te ñu ne loolu ay bonuses la dama bëgg ngeen dimbale ma waa ñi nga xamante ne ñu ngi dégg olof what is bonus dama ne buuñaa de
pour bañ ñeena ñu ne maa ngi wax te dégguma olof. Come and help us. What is buña? What is bonus? Lolo ay bonuses la. Then what about the oil itself? We don't want President Barrow to sign something which will follow us and our children's children for so many years. Bala ñoo gis mistake bi. Yo BP. Yo Macky Sall ak rakam bi la suñ téye Sénégal def leen li leen def nii. Then what about we the Gambians, man? Mané ñëw leen ngeen seet ci yàlla ngeen publish contract bi ngeen sign ak BP su ko defee suñ doom yaa ngi fi ñu ngi am seet xel mu ngi xarañ ci loolu noonu ñu xool. Man, I'm very sure there are a lot of defects in that contract. And I'm very sure there is a lot of corruption surrounding that contract with BP. ñun lu ñoo doyee BP yow BP bu corrupt bi le doo leen ñëw si jaamaan yi fii ngeen dem ci Scandinavian si ngeen dem si Canadian si ñu ngi am the know-how and everything and they are neutral. Boris Johnson de he don't have our time, man. ñoom ñu ngi am seen own problème ñun lu ñoo doyee BP yow BP lim def Sénégal moom moo Frankie Timis dama ne xaaral ma wax ko mu leer nañ waxoon naa ko si benn vidéo dama ko waxaat BP du dugga Gambia te Macky Sall ak Frankie Timis dugaluñ ci seen loxo loolu dama ko bëgg a wax mu leer bu ñu kenn wax naan evidence dugga na fii génne na fa ŋaa ma ne su nekkee na yëfi corruption nekku si den lañu loo leen di ragal doo leen ñoo ngeen publish contract bi ñëw leen ngeen publish contract bi ba pare ona opposition ona suñ media bi ona ñëpp forcé leen ñii ñu génnee contract biñ sign ak BP yo vidéo bi ngeen di gis noonu 11 months ago laa ko génnee sumay du léegi time bi nga xamante ne sénégalais ñu ngi dem every Friday di demonstrate because dafa leer nañ BBC ñoo ko wone waaye sumay BBC Sénégal Frankie Timis ak Macky Sall ñu def loolu Sénégal ngeen foog ne ñun duñu ko def balaa maa dee ñu naan we are sovereign country waaye fàttel waaye sumay opposition daal bu leen ñu nax fii for anything ñëw leen ngeen debate loolu si parlement bi su fekkee ne yéen corruption nekkul ci lii loo leen di ragal doo leen publish affaire bi ci local newspapers yi ñu xool ko ci internet bi ñëpp xam naa doo leen def loolu because corruption moo nekk si gannaaw ma ne corruption moo ñu rey nañ bàyyi nonsense biñ nekkee nii ak naafeexa biñ nekkee nii ñu ñëw wax ñun suñ problème mooy lan mooy corruption moo ñu rey dañ ko war a waxtaanoo every day comme que foo laa rek mu ngi métti te yépp corruption la lu ñoo def yëfi naafeexa ñiy luubal mu ñu ngi gën a luubal rek nga ñëw démba tey you are rich what is that xool leen ni Gambia mel waxuma ñu ñëw indi loi naan yow balaa ngaa taxaw élection Gambia dangaa delloo sa benn passeport bi nga xamante ne moom nga war a dem uti xaalis ma waaye tukki Hong Kong all over the world waaye man jógee naa fi ñu jox ma liggéey New York ñoo ma fayal everything yow holiday boo xam ne danga see am xaalis nga enjoy ba pare am ci xaalis am si xam-xam yéen enewu leen ñu loolu man xam naa lu tax because suñ doom yaa ngi fii nii ñoo xamante ne dañ ragal yàlla jànga ba bugg a dee lañ def am na ñoo xam ne dañ jànga ba bugg a dee ba pare góom yàlla ba mu ëppa waaye randu leen ngeen bàyyi ñooñu ruul Gambia waay ñooñu ngeen di ragal moo tax ma ne ñun dinañ fi nekk di amee Gambia ba pare ñu ñoo aaye loolu yëfi ñaaka xel rek la dëgga yëfi ñaaka xel la su fekkee ne man maa ngi toog fii maa ngi am ñaari passeport ma bugg a ma doy Gambian si waaye loolu yéen lu seen yoon ñun xam nañ because soo leen da ngeen di change loi bi mu nekk dual pass pour ki nga xamante ne mu ngi am fii xaalis bu yàgga mu ngi am experience and everything ñun dañ am ay mbokk yoo xamante ne ñu ngi am ay experience te dafa bari soo gisee ma joxe exemple suma own mbokka because dama bëgg bañ a oo fii ay nit rek waaye Gambia dafa bari ay xam-xam de ñu am xam-xam dëgga ba pare ragal yàlla daa si dolli wax naa ko ci benn vidéo nañ ranu ñu bàyyi ñooñu bu yàggul nii maa ngi ko doon wax suma benn jarbaar mu ne ma ngul yoo xam nga ne ñun duñ politique ma ne xam naa doo leen politique bi ko yéen doo leen wax those people they don't talk
liggéey ak jaamu yàlla ragal yàlla rek lañ fi nekkee pour ñu soo leen ceeñee loi bi koo xamante ne mu ngi fii ni mu ngi màggee fii ni yàlla moo ñu may loolu you understand me xanaa xamuloo da ngaa gis nit Gambia nga ko xasee jànguloo fekk doomam moo la gën a jànga like man suma sista musuta dem school yow musuloo dem school sa doom nekk doctor and one of the best in London yow kooku noonu soo ko xoolee ne ko jànguloo mun na laa ne waaw jànguma de waaye kaay nga oote ak suma doom bi ma xoolee ne ma oncle then what is the solution ma ne ko the solution is dañ war a forcer ñii ñu change loi bi ñu ala dual passeport bi koo xamante ne mu ngi am dual passeport mu doy Gambian si yow American Gambian European Gambian ñun ñoo amee Gambia suma waay yi man suma kër rek ay 12-14 nit laa amee te du kër bu mag sax kër bu ndaw la suma sista ak doomam yi ak benn doomam bi jabaram ak doomam yee yooyu noonu suma waaj maan ak ay doomam yow ñoo ñëpp ñoo votal yéen a ngi foog ne ñun we are the minority non we are the majority te waxuñu ay kër bu mag sax foo xamante ne am na ñoo xamante dañ triple man li maa def triple laa waxal ni xam nga defar kër ba pare defal laay nii fii suma yaay la fii suma jabara suma doom fii suma dis nangam fii suma mag fii suma beneen mag ak jëkkëram ak ay doomam yéen loolu xam ngeen ñaata nit la ngeen boo ne ñooñu du ñu votal bañ a votal man there are a lot of people who don't trust our politicians because of corruption jégal leen maay bëgguma suñ vidéo bi gudda waaye daal nañ xam ne corruption moo ñu rëy amu leen benn right taxaw fii bañ a publish contrat yi nga xamante ne yéen a ko def ak BP su fekkee ne corruption nekku ci amul dara loo leen di ragal den indi leen affaire ngeen teg ko ci table bi experts yi mun see teg bët ñu analyse affaire bi ñu joxe seen points of view